si waxtaanal ndax bari na ña nga xamante ni ñu ngi bokk si diine l'islam waaye si waxin tey ji boo leen doon laaj histoire Sénégal ak islam fan la jaar ba l'islam dugg fi ak yi ni demee ñe la siy tontu xëy na ñu néew lay doon te baax na itam diine boo si bokkee wala mbir boo si bokkee nga xam lan mooy histoire bi ak lan mooy li nga xamante ni moom moo di jaar-jaar bi ngir nga gën ko mën a fonk bari waaye na koo xamante ni téye na mbir xamul sax lan mooy valeur ba si waxin ba mën ko téye téyewin ba nga xamante ni bu mucc ayib la tax tey ñu dalal fi ki nga xamante ni comme ni nga ko waxee borom xam-xam la di docteur Jim fa tabarakallahu waaye itam nekk chercheur nekk un pur produit boo xamante ni mu ngi bàyyeekoo si daara comme ni mu ko waxee waaye itam nekk koo xamante ni sénégalais yi war na wala jot na itam ñu découvrir li nga xamante ni moom moo di xam-xamam docteur ginnaaw bi ñu la dalalee tatagal la sargal la question bi ñuy njëkk a laaj rek mooy islam ak Sénégal wan yoon la jaar ba tàbbi si réew mi. jërëjëf San laaj bi dina laaj ci tontu bi dina laaj ci as benn taxaw seetlu. ndax xam nga dafay nekk yoon bu gudd. yoon bu am ay jaar-jaar. xam nga ne l'islam ci fàttali rek. mu ngi feeñ en l'an 610. ci juddug yonent Yàlla Isa fële ca Makkal Mukarrama. en l'an 610. waaye bala mu yegg Sénégal gii. daanaka xaw naa am ñeenti téeméeri at. ndax boobu bokkul ak tey. boobu dara dina xew Makka. nga toog Sénégal ay ati at doo ko yëg. bokkul ak tey nga xam ne lu xew rek ci saa si à la minute nga yëg ko. kon bi mu feeñeem à la Mecque en 610. dañuy toog teel na dugg Afrique. ndax bi ñuy bundu xatal jullit ñi. ca Makka. la Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yabal. nee nañ dem fi ñuy wax léegi Éthiopie. am na buur bu fa nekkoon koo xam ne xëy na duwuloon jullit. waaye dafa amoon ñeewent ci doomu aadama. mu ne dem leen fa am na fa koo xam ne nii buur boo xam ne nii ku fa yegg rek dina la fat. moo tax mu ñu dem fa ñaari mission. dem fa ñëwaat demande ñëwaat. Égypte bi tey am nañu gëstukat yi ñu wane ne en 615 dem na fa. Alexandrie daanu nekk encore dugg ci l'islam bi ci jamono yu gaaw a gaaw. boo demee par exemple ci thèse Rawane Mbaye bi mu ngi ko wax bi mu def l'islam au Sénégal. soutenir ko en 1976. mu ngi koy wax bi Égypte di dugg ci l'islam bi. donc noonu la ci gàttal l'islam di dox ndànk ba ñëw fi ñu tuddee tey. Xayrawaan. Kayrouan. nga xam ne mooy Uqba ben Naafi'. gëstukat yi dañ ci xaw uti am nañ ñu ne. ci 7e siècle la ñëw fekk foofu am ñu ne 8e siècle la ñëw foofu le waaye ñëw ak groupe am daal di installé fa créé dëkk bi nag Xayrawaan mu nekk nag benn bërëb bu am solo ci déclenché l'islam bi mu dox dugg ci biir Afrique noire bi groupe bi ñu àndaloon boo demee Uqba ben Naafi' da nga mën a tudd ci ñi nga xam ne bokk na ci liggéey bu am solo mooy ñoom Yusuf ibn Tashfin. Taarix ibn Ziyad nga ñëw ba ci li ñu tuddee almurabituun ñoom tamit am na ay kàngam ni ñu koy waxee fa nekkoon. yoo xam dañ ci liggéey Abdoulaye Ben Yassin. Yahya ibn Omar. ak ñeneen ñu mel ni moom nga xam ne wàllu jàngale dañ ci def lu am solo ci l'islam bi pour mun na ñëw ci Afrique. boo demee ci gëstukat yi. ak wala ñuy tuddee tukkikat yi. ku demee ne Mungo Park. Ibn Battuta. wala El Bakri. wala ñeneen ñi mel ni ñoom di doon ay gëstukat. xam ay européen wala xam ay arab ñoom ñëpp ñu ngi signalé ci bu teel bu l'islam ñëwee duggee fii ci Afrique noire. d'ailleurs li ñuy tuddee al-murabituna dawla murabita ñoom gëstukat yi am na ñu ne ñu nga noo nekkoon fële ci Xayrawaan. am nañu non mu ñëw nekkoon fii ci Mauritanie ku demee ne sax Ahmad Yane Thiam yàlla ko yàlla yërëm téeréem bi mu génnee bu yàggul rek bala muy faatu tuddee ko al-islam adalatul wa insaniya islam justice et humanisme mu ngi naan al-murabitoona seen capital mu ngi woon ci Saint-Louis. On peut comprendre parce que à l'époque jamono yooyu la li ñuy tuddee Sénégal ak Mauritanie amul woon benn gox la woon ak lu mën a am daal moo di ne almurabitoon daal da nga leen di situer di ko commencé Xayrawaan ba nga egg Saint-Louis
fi lañ nekkoon di fa dund di fa tasaare islam bi. ñoom boobu ban côté la ñu jóge woon côté Mauritanie wala côté Éthiopie ndax foofu dafa ma rëcc. waaw ñu nga bayee ko ca kaw ca Arabie Saoudite. ci fañ Proche-Orient. fa lañ bayee ko di wàcc si. maanaam ci dëkku naar yi. ci dëkku naar yi. waaw parce que ñi gën a indi islam ci fii ci Sénégal ak Afrique noire. c'était ay commerçants la ñu woon. ay naar def commerce. d'accord def commerce. ñoo leen gën a dugal Sénégal. ak ci Afrique noire bi ay commerçants dinañ ci ñëw. fu ñu daan jaar ci ndox mi wala ci désert bi. ci àll bi la ñuy jaar. di dox di def seen commerce waaye fu ñu am nag commerce bi boole ko nag encore di woote wala ci diina ji ñor. di julli di jàngale alquran. di former ñi nekk sur place. De manière pacifique. d'accord alors léegi nag ki nga xam ne mooy Uqba Naafi' ak ñi ma tudd ñoon ak Murabitoona ñoom tamit dañ ko def di jàngale ci façon bu pacifique. ba nga xam ne ñëw nañ ba mu installé wu Mauritanie. moo tax damay faral di wax ne sunu mbokk mauritaniens yi bi nga xam ne ñoom ñëlee formé nañ leen am ñuy benn ñu ñëw biir Sénégal di def commerce. bu ñu ñëwee nag fi ñuy yor ci boutique bi léeg-léeg ñu jàpp julli jàngal alxuraan yor seen daara su ndaw. di former les premiers sénégalais maanaam les mauritaniens yi ci gàttal ñoo njëkk a former les premiers marabouts sénégalais. ci l'islam bi maanaam l'islam bi mu ñëw daal. dafa remonté ñëw jaar Mauritanie dugg ci Sénégal dugg ci biir Fouta. Sénégal dina jafe nga wax ban at ci la fi l'islam dugg ci at bi waaye gëstukat yi. ñoom dañuy wax ne ak lu mu néew avant 1040 l'islam ñëw yegsi na Sénégal. d'accord li ñuy joxe comme preuve moo di ne. benn buur bu ñu leen wax Waar Jaabi. Waar Jaabi benn gëstukat bu ñuy wax Deschamps benn tubaab mu ngi wax ci téereem bi nee na Waar Jaabi mu ngi dëkkoon fu soriwul dara fi actuellement fi ñu tuddee Podor. nee na mu ngi dëkkoon non loin de l'actuel Podor. boobu temps Podor amuloon. fan yi passé la bay ko Podor benn mission de recherche d'enquête. donc bi mu foofu la nekkoon est-ce que dafa nekkoon ci partie bu Sénégal bi léegi wala ci partie bu Mauritanie bi. loolu aussi gëstu yi leeral la ko. waaye nee na daal fi mu dëkkoon mu ngi dëkkoon ci côté Podor. côté Podor. te moom nag dafa duggoon nekk jullit en tant que buur am cour am ay esclave ñu ko topp. moom mu dugg nekk jullit bi mu nekk jullit nag dafa may doole l'islam bi mu ñëwee. ndax xam nga ku am doole nekk buur accepté diine ji dugg ci. léegi ñi ko waroon ñëpp lu bëri ànd ak moom dugg ci mu créé daara alxuraan. di autoriser nit ñi ñuy jàngal alxuraan. di leen taxawu di leen dimbale di leen dooleel. moo tax y a pas eu peut-être de guerre sainte parce que nee nga léegi dugg si gi dañu ko def de façon pacifique. waaw dina ci ñëw sax guerre sainte dina am après. avec Cheikh Omar. dina am foofu Waar Jaabi moom mu ngi décédé te loolu daanaka gëstu yëpp d'accord nañ ci en 1040. donc avant moom source yëpp d'accord nañ ne l'islam dugg na Sénégal avant 1040. am na ñu naan nag ci début 10e siècle 11e siècle. waaye daal avant 1040 moom l'islam ñëw na Sénégal. am na sax ñuy 1030 ñu naan 1029 mais avant 1040 daal l'islam ñëw na Sénégal. après ñuy Sénégal nag suñu mbokk mauritaniens yi wax naa ko bu ñu ñëwee ñiy yor seeni boutique yor en même temps daara. boutique bi day nekk boutique daara. nekk yor ay taalibeem ci buntu boutique bi wala ci véranda bi wala ci suufu garab bi wala en plein air. wala sax ci benn mbaaru saket bu xaw a modeste. di fa jàngale sénégalais yi gis ñii seen pratique. seen diine ji. gis ci ak cet. gis ci ay valeur xam nga diine joo xam ne da nga jàpp lu néew juróomi yoon ci bis bi. xam nga set bu ngóob. juróomi yoon ni ko jàpp ci bis bi mu am ay valeur yu muy incarné ci xool côté moral. côté social. côté diine bi. am lu mu lay tere am lu mu lay sant. suñu mag ñi gis ne suñu cosaan yi fi nekkoon suñu tradition yi fi nekkoon suñu aada suñu cosaan lu bëri luñ daan pratiquer. l'islam bi dafa ñëw daal di ko affirmer. daal di ko dëgëral. méngoo nangu ko.
loolu moo tax il faut que ñu def attention dina ci ñëw. waroo jël li ñuy xam ne moo doon suñu aada ak suñu cosaan yëpp. sànni ko fële. au nom de quoi parce que am nañ beneen civilisation bu ñëw. bu ñëw wala beneen langue bu ñëw. danañ ci egsi. donc comme Sénégal yi gis nañ seen bopp ci affaire ci l'islam bi. ak ci daara yi ñoom tamit ñu daal di dem jàng ci Mauritanie yooyu le bi ñu amee formation bu dëgër nag lañ commencé ñoom tamit di ubbi seen i daara. benn par benn di tas nag moo tax tey boo demee Sénégal booy xool Sénégal. la cartographie da ngay gis ni Fuuta. dafa nekk cosaan. dafa nekk benn déclic xam ne daara yi fa lañ commencé sampo tas nag ci biir Sénégal. am na ñu daan bàyyee ko booba temps ca biir Saloum wala ca Gambie ñii ñëw Fuuta ñii ñëw Saint-Louis. ñii continuer Mauritanie. xam nga pourquoi Saint-Louis parce que dafa jege ak Mauritanie. c'est la proximité. nga xam ne. bëri ay naar yi fa nekkoon di fa am xam-xam di jàngale di former sénégalais yi. frontière baa ngi foofu déjà diggante Sénégal yaa ngi jàkkaarloo ak Mauritanie waaw. bu ñëwee ñii bàyyee ko fu nekk ci Bawol Saloum Kajoor fu nekk Bundu. ñëw Saint-Louis ñi mën a jàll dem Mauritanie. def beneen cycle ak yeneen xam-xam yoo xam ne lu mel ne xam-xamu bidiw. bu xamee ni yeneen xam-xam yi. jàng ko ñëwaat Saint-Louis. ñi mënul dem. yem Saint-Louis jàng li ñu jàng ñibbi tas ci biir réew mi daal di sànc seeni daara nekk fa nag di jàngale di yar di tabax doomu aadama. te nag bi ñu koy def xam nga sëñ bi daara du rek day jàngale mais daara day tabax nit tabax ci wàllu jikku ci wàllu valeur. tabax ba nga xam ne yow doo xeeb doomu aadama. tabax ba nga xam ne loo am xam-xam loo am alal di nga xam ne yow doomu aadama nit nga. waroo xeeb kenn waroo sonnal kenn loolu moo taxoon bi ñuy tasaaroo di sanc daara ji fu nekk rek ci lañ nekk di jàngale ba nga xam ne dañoo inondé le Sénégal partout fooy dem dama gis nga am na temps léegi sax xëy na dëkk yi am na ay lampes solaires yu bëri waaye am na temps booy dox ci biir dëkk yi rawatina fa demee ne Saloum nga xam ne dëkk yi dañoo jegelante li lay indiqué mooy da ngay foo seen lu mel ni luy tàkk rek xamal ne benn duuda la duuda boo demee Fuuta ñu ne la duuda la mooy fi ñuy taal guddi di jàng loolu mooy duuda foo seen safara rek da nga xam ne fii dëkk la moo daan orienté bu njëkk ñi daan tukki guddi à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de daara au Sénégal surtout les daara traditionnelles loolu nag lu tax mag ñi daal di ci ngoy taxaw ci xam ne lii daal buñ ci jàppee dañu ci am suñu réussite ci àdduna ak ci àllaxira ci lañ nekk ci malgré ñi amuñ ay moyens nag ndax jëkk daara dafa ñàkk ànd ak ñàkk moyen waaye nag mën nañ ci jafe-jafe yi ñett mooy ñàkk moyen ak ceddo gi fi nekkoon ceddo gi waaye tamit ak tubaab bi ñëw nag ji nga ñett yi dañ ñekk mos a sonnal les daara au Sénégal xam nga ceddo gi dañoo nekkoon ay buur te l'islam moom bu ñëwee day libérer doomu aadama vous voyez donc ki nga xam ne moom dafa am ñum jël bëgg leen a tënk ñuy dem ci waawam diina ji ñëwam de bëgg leen a libérer wala ne diina ji kan moom boo xasee dugg lii ak lii doomu aadama bu nekk nit ku nekk dafa saint dafa sell am benn conflit bu am diggante ceddo yi ak sëriñ daara yi mu nekk benn xeex bu bétti boo xam ne dem nañ ci bay lakk ay dëkk lakk ay jàkka l'histoire de Nanjigi peut-être xam na du ay Saloum Saloum moo tax mais ñi ki nekk ay Saloum Saloum xam nañ Nanjigi Nanjigi dëkk bu mag la woon boo xam ne daara bu mag a mag la boo xam ne ci jamono ceddo yi buur bi moo dem fekk fa sëriñ daara yi fekk fa taalibe yi ndax mer gu mu meroon daa dem lakk dëkk ba muy man dem naa Nanjigi dañ lay wan ba léegi fi ñu suul kaang yi. Nanjigi fan la ne xanaa. Nanjigi mu ngi ci région bu Kaffrine. Bori Saloum. waaw département Birkelane. donc bi nga xamee ne kon l'islam ñëw na nga ñëw Fuuta ay foyer ay pôle
créé fa nga dem Ciloñ Ngéjuloñ Agnam Madina Njaajbe Guédé nga continuer wàcc dem Gangué Souley nga dem Thierno Souleymane Baal ak les Allemands mi Abdou Khadre Kane nga xam ne ñooñu depuis 1776 ñoo ñëpp am benn taxawaay bu ñu taxawaay lu tax parce que amoon na li ñuy tuddee ceddo Dinyankobe yi ca Fuuta booba temps dañu doon sonnal waa gox boobule te l'islam dafa nekk luy libéré loolu moo tax bi ñëw yàlla def ñu ànd ak ñu xeex ba yàlla may leen ndam yàlla may leen ndam ba Thierno Souleymane Baal noonu lañ ko fàttee waaye terewul almaami Abdou Khadre Kane moom continuer lutte bi parce que il y a eu au moins 34 almaami 34 almaami yoo xam ne nii dañu liggéey islam ubbi Fuuta dugal fa l'islam bi mu law ba nga yegg tey fii ñuy wax Gambie donc préparé nañ terrain bi Sénégal foo dem daanaka daara la ceddo yi ñu ngi xeex l'islam bi waaye nag bu ñu fàttee ne alxuraan dafa wax ne ci lu leer ne inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu la hafizun téere bii ñun yàlla ñoo ko wàccee te ñun lu métti métti ñun ñoo koy wattu ñoo koy garde moo tax alxuraan bi ku ko bëgg a xeex boo deful ndànk di nga am problème da nga koy jógee sax d'ailleurs waaw boo dee da nga am problème kese yem ci change la boo danañ ci ñëw ci kanam tubaab bi ñëw installé wu samp école am fekk na daara bi am na fi juróom-ñetti téeméeri at école tubaab bi ñëw ñu créé ko en 1817 xam nga par rapport ak daara yi c'est récent yàggul kay li fi am juróom-ñetti téeméeri at dugg ci biir Sénégal di former doomu Sénégalais yi di leen jàngal di leen yar di leen tabax ba mag ñi gëm ne lii daal gis nañ suñ bopp comme ni ñu ko waxee tubaab bi ñëw en 1817 créé benn école am fële ci Saint-Louis ak benn institut bi ñuy wax de Jean d'Arc alors bi ñu ko créé nag xam nga tubaab bi dafa xamoon ne am na loo xam ne tant que mu ngi fi mission bi mu bëgg Sénégal maanaam culture am langue am du ko mën a réussir totalement tant que daar yaa ngi fi loolu moo tax ak ñu def benn combat benn guerre bu métti contre les daara au Sénégal contre les daara li ci gën a fës moo di ne ki ñuy tuddee Faidherbe bi mu xam ne ñëw na ñu nommé ko gouverneur vers 1854 55 mais le 22 juin 1857 mu génne benn arrêté ne li ko commencé tey bu fi kenn ubbeeti daara fii ci Ndar moom ak li ko wër bu fi kenn ubbeeti daara mu ne ku fi bëgg a ubbi daara di nga defar benn dossier boo xam ne dana am da nga fournir dossier boo xam ne da nga indi lii ak lii ak lii ak lii ak lii ba nga xam ne daal da nga xam ne kii li bëgg moo di ne du may kenn daara da nga def benn dossier bu paree danañ entendre ki nga xam ne mooy demander pour ubbi daara déglu ko buñ sentir lenn ci moom loo yaakaar ne xëy na kii il est contre la politique coloniale ñu ne kii duñ ko may daara mais au contraire léegi nag comme duñu maye waaye ñuy tëj rek di tëj ay daara rek yemuñu ci ñu ne léegi képp koo xam ne yaa ngi yor sa daara am na xale yoo xam ne te lii may wax boo demee ci thèse bi Mamadou Ndiaye def en 1983 fii ci UCAD département d'arabe da nga ko fekk la politique coloniale mu ne képp ku yor daara xale yi nga xam dañu toll ci fukki at ak ñaar fukki at ak ñeent dañ leen libéré ñu dem jàngi français dinañ def ay contrôle ay descente ci daara yi bu ñu fekkul koo xam ne xale yi mën nañoo lire tubaab bi daara ji dañ ko tëj wala danañ la à l'amende booba temps tëj la ñaari semaine wala 18 francs mais booba temps 18 francs xaalis la dafa bëri woon à l'époque donc coono 1857 ba 1960 façon arrêté bu nekk kono bi génnee na ko waaye li lay tax nga sa xel daal nga xam ne daara dafa nekk une demande sociale au Sénégal nit ñoo ko bëggal seen bopp boo demee archive nationale di lire li ñu tuddee rapport Marty Paul Marty surtout yi mu bind entre 1913 et 1920 ndax moom mu ngi décédé en 1924
moom yàlla dafa defoon mu juddoo Tunisie jàng arab bi jàngee fa mën a lire mën a comprendre ñu nommé ko administrateur mu ñëw Sénégal donc question daara yi yëpp moom moo ko yoroon d'ailleurs dama ci profité wax ne am na benn càggante bu ñu def moo di ne depuis rapport Marty en 1920 ba léegi amuñu une cartographie bu ñu wane ne tant de daara moo nekk au Sénégal tant de sëriñ daara moo fi nekk tant de talib moo fi nekk alors que moom bi fi nekk 1913 1920 day topp daara di leen wax ne fii ci Gorée fii ci Dakar fii ci lii moo fi nekk ci daara di leen suivre donc loolu xëy na ca kanam dinañ ci egg ndax bu ñu amee indépendance dañuy ñëw fekk fi ñaari jàngu yi daara jaa ngi nii am fi presque 1000 ans école tubaab baa ngi nii bon ñu favoriser école tubaab bi ignorer totalement l'école coranique lu aussi beneen problème dinañ ci ñëwaat waaw donc 1857 ba bi ñu dem ñibbi 1960 bépp politique boo xam ne yaakaar na bu ñu ko defee dina fay daara ji rek defe nañ ko lakk yi aussi tëj beeg lakk yi ci lañ lakk l'école de Pire xam nga l'école de Pire en 1603 mais bala nga ñëw l'école de Pire boo duggee biir Saloum Koyel 1520 ñii ne 1540 lañ ko créé nga dem Dramé Ñiilin 1411 lañ ko créé Pire 1603 donc ak yeneen cil Maxambakol xam nga wax naa sànq ceddo yi sëñ Momar Mbay ca cil Maxambakol ca Longoor xam ne fa la Maba Jaxu Ba jàngee na fa sëñ Momar Mbay dañ ko rey ceddo yi sëñ Malamine Sarr également léegi nag la colon moom daf doon dem di lakk carrément daara ji ci lañ demee en 1869 en mai 1860 parce que daara arrangé wu ko woon moom dafa ñëw ak civilisation am waaw culture am ak langam te xam naa ne tànk daara nga fi du mos a am réussite totale ci mission bi en mai 1869 mu daal dem lakki l'école de Pire le daara de Pire waaye kat ña demoon lakki ko yoom duñ ko nettali Pinet Laprade bi mu lakkee dara en mai 1869 ñetti weer la ci teg août septembre mu faatu bu gaaw a gaaw amul benn trace il n'a laissé aucune trace bu nekk mu dee bu bette amul benn loo xam ne day wane ne lii ci moom la bokk bu nekk nii du doom ma toroxal li fi dugg si di doom du sët ñu dem l'école de Ñomre nekkoon benn suñ maam sëñ Maxtaar Naar Lo nekkoon benn foyer bu mag a mag ca Louga ca Louga mooy dem ca Louga Ñomre y avait l'école Ndoj Sëy nga xam ne ña fa jàngee li métti rek moo di ne ak en tout cas man en tant que gëstukat boo doon xool Sénégal li fi nekk ci ay daara ñu mérito ñuy étudier leen scientifiquement parlant par rapport études yu amaale motul 3% tey boo xoolee bu demee ni Saloum la fa nekk ci ay daara cosaan Wanaar Jaamal Jaabi nga dem fële Siwal Coyen Ñombato Ndramé dimb suñu maam Maxtarkal Dramé vers 1725 lañ ko rey mu nekk université islamique libre et populaire Fatala boor yooyu yëpp Pakala Kayifara dafa nekk ci ay daara Kacot mais kenn Daaru Salaam Nioro ñetti thèse la xam buñ def ci Saloum mooy sur Jaamal man maa ko def sur Bamba Modou sunu rakk Babacar Ñaan moo ko def et sur Daaru Salaam Nioro suñu am ne Socé moo ko def suñu benn rakk Daaru Salaam Nioro rajo Omar Ndaw moo fa nekkoon mu ngi des en 1977 donc li nga xam ne moom lañu war a def étude ci Sénégal ci wàllu daara yi dafa des wax naa sànq may la Ndoj Sëy man Ndoj Sëy dafa nekkoon benn université Ndoj Sëy mu nga fële ca côté Kër Momar Sarr c'est après 10 kilomètres de Kër Momar Sarr dem naa fa daaw jéeg Sëriñ Ndoj Sëy mu ngi décédé en 1896 moom université la woon dem naa fa ñu ne ma fii El Hadj Malick Sy jàng na fi Sëriñ Touba jàng na fi El Hadj Abdoulaye Sy jàng na fi bu jaamal Sëriñ Ahmad Ndiaye Mabé jàng na fi Sëriñ Ahmad Ndiaye Mabé ku xam Ndar di nga xam ne kooku moo jur sëñ Mamoun Ndiaye bi nga xam ne moo yoroon daara ja Sëriñ Ahmad Ndiaye Mabé mu ngi décédé en 1917 li mu jàngal ci ay borom xam-xam ci Saint-Louis kenn xam nu mu yow sëñ Ibrahima Diop Saint-Louis
ak li ay yeneen daara yoo xam ne nii daanaka Saint-Louis moom foo laa rek daara la woon. waaw foo quartier boo dugg rek daanaka daara la woon. donc xam nga léegi dem nga wax naa ndoj sëy daanaka gaañ xamuñu ko. ndara mi dimb wax naa la ñu bari xamuñu ko. jaamal heureusement dem na benn thèse doctorat. ak ci yeneen dëkk yi nga xam ne. moo Thialène ndeysaan suñu maam sëñ Mor Galaye Thiaw. Kokki l'école de Kokki bu ñu ne Kokki nag ñu bëri dañu yaakaar ne Kokki ak l'actuel Kokki. mu ngi commencé ak sëriñ Amadou Sakhir Lo. c'est vrai siiw na ci ndax li mu liggéey. 1903 1988 la faatu le 30 mars 88 mais Kokki dafa jiitu sëriñ Amadou Sakhir Lo. man dara Kokki la génne. Kokki kii ko suñu maam bi ko sañ ci mu ngi tudd sëñ Makhtar Ndoumbé Diop. sëñ Makhtar Ndoumbé Diop boobu ne mu ngi gane àdduna weer 1701. Sambaay. waaw 1701. 1701 waaye yàlla def guddul fan 1752 am na ñuy wax naan 1783 mais gëstu yi li mu wane boobu wérul vers 1752 la faatu. créé Kokki sanc Kokki vers 1725 1730. mu nekkoon université bu mag parce que mu ngi jàngee l'école de Pire. bàyyi ko fa dem Kokki. dem ba ci kanam mu faatu benn sëtam ñëwaat ku ñuy tuddee sëñ Ndiaga Issa Diop. Ndiaga Issa Diop léegi dañuy wax Kokki Ndiaga la ñuy wax. Kokki Ndiaga Issa mais maamam moo ko sanc mooy sëriñ Makhtar Ndoumbé Diop. macha allah sëñ Ndiaga Issa Diop boobule bi mu nekkee Kokki di jàngale am jafe-jafe ak colon bi mu bàyyee ko fa. ñëw Ndakaaru gi sànq wax na ko ci nee na ci lébu yi ne sax ni ñu mën a ubbi dalale ay doomu aadama. lébu yi dalal ko aar ko taxawu ko colon bi ne par force di ngeen bàyyi da ngeen ñu jox Ndiaga Issa Diop. lébu yi bañ finalement mu mujj génn moom jaar Kajoor tubaab fekk foofu mu gàddaay complètement nag dem Njum. Njum la mujjee dem naa Njum te jamono yi passé rek janvier yi passé rek ba ca fañ ko denc fa la décédé en 1858. donc kon tubaab bi ñii daf leen génne xam nga lim def. dafa jiitu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. tubaab li mu fi def. xëy na sëñ mag daf ci siiw rek. waaye avant. et après. li mu def dafa bëri. li mu faagagal ñii mu génne leen. ñii mu lakk seen daara. ñi mu ci mën a ray mu ray leen. boo demee suñu mag ambassadeur Mohamed Diouf mu ngi naan daara tubaab bi lakk na fi lu mat 40 000 daara au Sénégal. Njagu Rëy ci la bokk ñoom rek ci la bokk Pire ci la bokk mooy yi gën a siiw. donc muy jafe-jafe ñett yi nga xam ne daara yi daf ko am manque de moyens. parce que tout est gratuit. kenn du fay dara. loolu nag dafa topp ba léegi daara traditionnel yi. parents yi démissionné ceddo yi nekk fii di leen sonal kono bi nekk fii di leen sonal. donc waaye sëriñ daara yi ñu am seen gëm yàlla wóolu yàlla yaakaar yàlla dañ dem différence foofu mu nekk mooy gëm ko wóolu ko yaakaar ko bu demee ci ca foore ba ji nga lañ ci den ndoj say tey daf boobu ab àll la woon ñu gor fa sanc fa toog fa yàlla fekk leen noonu lañ ko defee ne booba la ñu egg Casamance partout ci baxa jàkkool mbaaxool Sëñ Touba bi muy sanc Touba vers 1887 88 ni ko sëtam waxe Sëñ Cheikh Mbacké ci téere bi def al Qaïdu Rabadi doomu Sëñ Mountakha bi dafa benn téere bu am solo mu ngi koy tudd foofule ba mu koy sanc vers 1887 88 ak tey wutee na mais lu tax da ngay xam ne wóolu yàlla moo wóor yaakaar yàlla moo wóor Alhaji Malick Sy nekk na Saint-Louis am ay jafe-jafe financièrement parlant bàyyi ko fa dem Njarne pour mën a am espace mën a bay mën a dundal ay njabootam mën a dundal ay taalibeem noonu lañ ko wooyee mu dem Tivaouane ba tey buñ ne Tivaouane ñu bëri defee ne Alhaji Malick Sy moo ko sanc ndax barke ba ndax jàngale ba parce que dañu amoon volonté toog xam ne ñoom soxlawuñu dara seen li ñuy soxla mooy toog ji formé doomu aadama gis nga sànq sëñ bi muy woy sànq abyaat yi muy wax yi muy woy xëy na boo déggoon arab da nga xam ne suñu mag ñi dañoo baaxoon yaatu woon wallaahi
maanaam ñaan gi mu fi ñaan bàyyiwul dara te bu ko ñaan ñëpp la ko ñaanal du xaadir du burit du tijaan du laayeen te li doy waar ci mag ñi donte tubaab yaa ngi fi woon di leen faagaagal ñoom ñu yoroon daara yi waaye dëkk bu ñu wàcc defar dëkk boobu waaw dëkk yi nga xam ne suñ mag yooyu ñoo ko sanc tey boo xoolee def gëstu mooy dëkk yu nga xam ne ñoo yëg ñoom lañ xam te bu ñu yegsi ci dëkk yooyu du ñu ëndaale dara l'islam rek la ñuy kese l'islam rek ñëw rek bay rek waaw gor rek benn teen commencé kese demal dans la bundu ci misaal bundu xam nga ñu bëri ñaare des nañoo xam bundu dëgg Sénégal oriental da nga ko fekk Makka Koulibantang c'est Makka la ak Koulibantang dañoo jege moo tax ñu naan Makka Koulibantang mais ñaari dëkk la en réalité Makka Koulibantang Diendé Didé Gassama Sao nga dem fa Cissé-Kounda nga dem fa Tabanding yooyu yëpp Pakeba Batungay mais yooyu yëpp ay centre yoo xam ne nii ba fii ñu toll waaw xam naa xamuloo ko parce que il faut que non ñoom kay ñoo xamul ñi xamuñu ko dëkk yooyu ay Batungay fu ne dem naa fa di gën a dem ci biir Sénégal di wër di xam ne ñu am cosaan seetlu na bundu ñaari yëf dëkk Moussa Molo da ngay dem waaw foofu Kolda la foofu côté Kolda la donc boo demee nga yëgg remonté ba yëgg foofu Casamance avec nga les familles Aïdara nga dem Banguer nga dem Marakisa nga dem Tasliba yooyu dëkk yëpp l'islam dafa implanté wu implantation boo xam ne nii bu forte boo xam ne gisuma fu mu nekk ni lu ko mën a déblonné dina jafe li mën koy peut-être fexe ba xaw a yàq turu daara yi ci ay quelques aspects yoo xam ne am na ci daara yi ba tax waaye daara yi li ci rafet lu ñu mën a wax ak a bëri macha allah li ci rafet lu ñu mën a wax dama dem bund ñaari yëf dafa ma impressionné mooy dafa nekk foyer boo xam ne dafa nekk ci xam-xam ak mbindu mag ñi dafa ma yitteel parce que ñun dañu def ay mission def ay collecte ay manuscrits pour au Sénégal pour leen Ali Fanchon Anta Diop moo tax maa ngi ciy profité vraiment ñi nga xam ne yor nañ ay manuscrits ay mbindu mag ñi bu ñu mën a indil may ñu bu ñu mën a abal ñu photocopier ñu abal ñu photocopier denc ko IFAN parce que dañ koy soxla parce que dafa nekk benn patrimoine benn trace la boo demee bundu da nga fekk école yi may wax waaye tamit da nga gis ne nekkee tarixal xaadiriya boo nekkee ñaare ci yenn gox yi Sénégal da ngay def ne dundam taxu ko yaatu mais boo demee bundu pratiquement bundu yëpp ay xaadir lañ ba fi ñu toll dama dem Tabanding ka fa nekkoon man suñu maam say ma jégee xumma